Salam chers abonnés de Cuisine Katissa nuyu naa leen ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm ñun ñoo ngi ci jàmm alhamdulilah di leen fas yéene andil tey un buffet de petit déjeuner idéal à la famille pour bien commencer l'année 2022 di ñaan yàlla nag fekkee ko ay déwén waaw nag balaa ñoo jàll ci ndékki li ak présentation ndékki bi nga xam ne moom lañ leen andil tey fii dañuy ñëw dem ci page publicité jàllale publicité yi sans trop tarder vite fait publicité yi duñu yàggal ci benn yoon bu kenn bouger fa ngeen nekk toog leen xaar publicité bi jàll léegi ma ñëwaat ak yéen ci présentation ñëwaat ak yéen tey ci lu doy waar tey premier dimanche ci at mi bu ko kenn tardé. ñëw leen ñëw na boutique Sopp Nabila lay leela la boutique Sopp Nabila yoo ana sama gaayi man ko dobela am na boutique Sopp Nabi way naa la lépp ngi ci biir daal way naa la boutique Sopp Nabila boo demee pasi boutique Sopp Nabi nga fa yoo tàccu leen li waay wala la Sopp Nabila ndeysaan lépp ngi ci biir daal yoo cuuba ngi ci biir daal billaay cuub yaa nga ca biir daal ndeysaanoo daal le nga ca biir daal yoo parfum nga ca biir daal wayu la la du ci Sopp Nabilaay yoo jël sama numéro ayya waa jël sama numéro ñëpp ñu fekkee ci at mu bees mi di atu 2022 ñaan yàlla nañ ko teewee ay déwéni te yàlla na doon gëneel maa ngi souhaité ñëpp bonne et heureuse année 2022 que l'année soit belle pour tout le monde nag waaw tey jii nag ci dimanche bii di premier dimanche 2022 premier dimanche at mi tey dañ leen fas yéene indil ndékki pour nag defar suñu ndékki ñu ngi nii ci 10h actuellement sama téléphone 10h moo jot 10h16 damaa bëggoon balaa 10h30 rek teg ndékki li day jël benn table ubbi ko dressé ko def ko buffet defar sa petit déjeuner selon tes moyens ak selon tes goûts ak li sa njaboot bëgg tey nag loolu moo tax ma bëgg leen offrir un petit déjeuner idéal à la famille pour commencer l'année 2022 léegi pour petit déjeuner bi lépp loo xam ne liggéey naa Cuisine Katissa liggéey na ko loo xam ne rek méngoo nax ndékki rek tey moom laa leen tegal fii ma sélectionné ci lu mat 20 plats yu divers yoo xam ne liggéey naa ko fi moom lay indi tey ci biir Cuisine Katissa àndandoo ko yéen jël sama table bi ngeen seen nii table bi dinaa ko tourner dressé ko andil leen lu yéeme waaw kay dem neex na suñu borom dinaa leen indil laaxu ceeb bi bu ñu perle tegal leen fi dinaa leen indil mayonnaise sans œuf dinaa leen indil œuf plat sandwich càkkri sànqal bi dina ñëw sous forme de verre fondé bi dina ñëw waaw kay dinaa leen indil jus comme jus dinaa leen indil jus d'orange dinaa leen indil jus de mangue au lait bi dinaa ko indi ci kàttanu yàlla dem neex na suñu borom waaw dinaa fi indi pinton bi ak mayonnaise bi café bi sandwich bi bagage yaa ngi noonu daal yuy ndékki moom yooyu lay demee incha allah rabbi topp leen ma ñëw tegal leen ndékki lu ne mukk en attendant sama café gi kaa leen ñu naan café gi ñoo commencé liggéey bi sans trop tarder ci biir Cuisine Katissa waaw kay ma ñëw nag ànd ak yiñ door ak yéen dressé sama table du ànd ak wax nag du ànd ak wax ndax vidéo bi day xaw a gaaw pour bañ mu gën a gudd vidéo bu gaaw lay doon ma dressé leen table ñu soog a jàllaat ci waxtaan wi. fi mu nekk nii ci ndékki li lañ nekk omelette bi la ñuy defar nii pare nañu ñoomin fonde baag yi pare nañu laax bi lépp léegi fi mu nekk nii omelette bi rek lay def wis tuuti poobar tuuti solo juste omelette bi waroon naa leen ko nag ci vidéo bi nga xam ne ñu ngi woon ci vidéo ramadan yi léegi poobar kese lay wis tuuti poobar rek waa kay jeex na pare naa
Katissa. Cuisine Katissa. Voilà, chers abonnés de Cuisine Katissa. J'espère que sama table bi na leen neex. Tey jii di le 2 janvier 2022, premier dimanche de l'année. Tey daal lii lañ leen indiloon, lii lañ teniroon à partager avec vous. Ñu defal leen diverses ndekki yoo xam ne yu Cuisine Katissa la moo ko liggéeyoon ci at mi ñu teg ko fii. Am na nag yoo xam ne quelques-uns la muy brioche yoo xam ne dañ ko jënd ci mercado yi teg fii. Lépp pour embellir suñu table, lépp pour ngeen kontaan. Ñu indi leen lii nag tey j'espère que vidéo yi dina leen neex. Ñun daal neex nañu ndax laal nañu côté tubaab laal nañu côté suñu dëkk. Waaw ñu dem présenter leen table bi. Suñu table ngi nii. Waaw kay fi mu nekk nii suñu caakiri ngi ne ñu teg. En premier dañuy commencer foofu. Def nañ suñu caakiri bu baax en forme de verrine. Tey sucré salé lañ leen di indil caakiri baa ngi noonu. Ndekki la à ton choix yow yaay xool lu la neex. Ñu def suñu jus d'orange fee teg. Ku ne xam na jus d'orange ni mu baaxee ci yaramu doomu aadama suba teel. Orange yaa ngi noonu ngeen di seen ci biir ñu def ko ay dagg fii suñu jus de mangue la waaw jus de mangue au lait fii ñu ngi fi def nag ma wan leen fii ñu ngi fi def suñuy brioche waaw brioche yaa ngi nii yu rafet macha allah fii ñu def fii suñu sandwich Cuisine Katissa xàmmee ngeen ko waaw fii ma def ci sama thon bu baax a ngi nii thon bu neex mayonnaise baa ngi nii ma wan leen ko ci ginnaaw yéen a ngi koy jël mayonnaise baa ngi noonu waaw. ñu ñëw fii suñu plateau bu yànj bi waaw kay ñu ngi am fii suñu bombolone ak suñu brioche yu neex lépp ci sucré salé am fii suñu beurre ak suñu fromage teg waaw ñu teg fii suñuy fruits ku ne ndekki les fruits waaw teg fii suñuy jambon ak suñu fromage fii ñoo ngi fii ak suñu cappuccino lañ def fii meew en poudre fii lem pour ku bëgg a suukar ak lem rek fii ñoo ngi fii ak suñu jus de bissap waaw fii ñu def fi limon jus de limon lañ defar ni muy citronnade bu baax boo xam ne neex na ba fu neex yem ñu teg fi suñuy keek mi ngi nii fii suñu ataaya ndax kër waalo la ñun bu ñu ndékkee ba pare dañuy naan ataaya kër waalo la ñu teg fi suñu ataaya bu baax waaw fii ñoo ngi fii ak suñu meew ak suñuy kaas waaw ñoo ngi nii ak suñuy kaasu café fii meew la boo xam ne mooy accompagner ndékki li fii ñoo ngi fi ak suñuy omelette sur le plat jambon ak fromage fii ñoo ngi fi ak suñu kaas suñu ndox mu tàng waaw suñu suukar a ngi ñu teg nii waaw suñuy kaas waaw fii suñu mburu la pour tartiner mburu maa ngi léegi nag ma ñëw sama laax dellu Afrique wan leen ni nag ñun dañuy dem Afrique ba mu neex def suñu laaxu ceeb bu ñu perle mi ngi nii suñu laaxu ceeb andi woon nañ ko fii Cuisine Katissa rek laa leen bindal nii waaw defal leen benn kër rek suñu laaxu perlage yi ñu tegal leen ma dippil leen ko nii bàyyi ko fii ngeen koy mën a gis fii ñu am fi suñu fonde waaw kay fonde ngi ana ñu bëggoon fonde suba teel rek nag ñu def fi suñu fonde teg waaw lii lépp nag ci ndekki 2 janvier waaw lii daal lañ leen indiloon ci ndekki 2 janvier tey j'espère que vidéo bi dina leen neex teel a xëy rek nag ndax jeeg day teel a xëy ñu teel a xëy toggal leen lii lépp def ko lépp ci benn journée bi pour béggal sa njaboot pour béggal sa famille waaye tam pour béggal say clients lii nag tey ñu ngi koy may Codou Bella Dieng borom Passy borom Kaolack borom yaayu waa léegi TV ñu ngi la koy may waaw borom bitik sopp na bi ca Passy Codou Bella Dieng jëlal sa ndékkee ngi nii ndékkee ba suur yaay booy yaa ko moom tey waaw mais may naa ko nag képp kuy abonné Cuisine Katissa ak képp koo xam ne rek yaa ngi fiy jaar du ñu seetaan ñu ngi lay may ndékki li ne ko ne la jëlal rek nga bégee waaw lii daal la ñu andi woon tey ci dimanche bi waaw kontaan ngeen baax ñun daal kontaan na loolu neex na
xanaa xamuñ ni yaay dalal li wéré di ci man bëgguma ñi meroo yeah nañu àndu longo yeah bañu ma si xuloo ak ñoom ñëpp nañu bañu juboo te noppi yaay sama ngelaw yow rek doy nga ci man suma la gisul tamit yaa mën dara ci man yëg-yëg bi amul limite mel ni asamaan sa mbëggeel damay dundal ni oxygène si man yaa ma tere nelaw kenn rek nga si man suma la gisul salit àdduna sa fa di si man yëg-yëg ñum soore ci néeg sama xol li daal sa mbëggeel la may dundal yow yaa gën ci man On vous donne rendez-vous à la prochaine ci yeneeni vidéo fii ci biir Cuisine Kati Sarr merci et à la prochaine. soore ci néeg